ci weeru mai niñ koy faral di defee at mu jot ci jamono yi ñu weesu yëpp ba fii ñu toll bu jotee bés bi di 3 mai moom la ñu jagleel lii di xeex ba journalistes yi moom seen bopp journée internationale de la liberté de la presse di nuyu laaj njoogu ji itam waaye Ali Fall laaj bu njëkk bi mooy ba xam Sénégal problème mu liberté de la presse am na fi. waaw Babacar maa ngi lay nuyu bu baax a baax di la remercier ci invitation bi di nuyu El Hadj Ndiogou bu ma déggee nga ni ba xam Sénégal am nañ problème mu liberté de la presse c'est vrai que c'est juste une question mais en tant que syndicaliste je vous dirais non donc pour plusieurs raisons boo xoolee tey jamono ji may wax ak yow ñu ngi sant yàlla bu baax a baax amul benn taskatu xibaar boo xam ne ñu ngi ko te emprisonné ko ndax ci liggéeyam am na yaakaaruma également ne am na fi ñoo xam ne ni dañ leen di bundu xataal ci seen liggéey fi ñu toll nii donc loolu rek mën na ni motif de satisfaction la que am nañ ci ay jéego yu rëy lu ñu ci jot a def donc loolu sant yàlla la buñ ko xoolee comparé ko ak yi am ci yeneen réew yi fi ñu toll nii da ngay naan alhamdulilah fii li am Sénégal empêché wuñu ñu def suñu liggéey du ñàkk nag de temps en temps mu am ay heures ñuy mbëkkante ak ay nit mais teewuñu ñun ñu def suñu liggéey comme niñ ko bëgg a defee donc loolu tax na ñun syndicat bi ñu ngi ci koy rafetlu bu baax a baax te di ñaan également mu jëm kanam parce que c'est ça également la démocratie da ngay ñaan li nga am léegi mu yokku ci ay at yi di ñëw de toute façon loolu motif de satisfaction la pour ñun te ñu ngi ci du ma ne ñu ngi ciy remercier état bu baax a baax parce que loolu mooy rôle am. justement noonu def ba loola am tey. fu nu jaar. waaw fi nu jaar kay bari na man bu ma fàttalikoo ay at ci ginnaaw yi fu mujjee am mooy suñu yenn naataangoo yi ñu teewoon donc au niveau de la justice. pour ay articles yu ñu génnee woon ak ainsi de suite mais chaque fois bu amee Sénégal quand même da ngay gis ne corporation bi ñëpp dañuy jóg taxaw mobiliser wu xeex dénoncer ba finalement da ngay gis ne nguur gi dellu na ginnaaw loolu lu jara sant yàlla la ni mu fi doon amee gis na ni saa yu ñu ko defee xam ne ñii ñu ko seqal du ñu ay cuune du ñu ay ragal donc ñu dem ba ci biir dañuy mujj dellu ginnaaw donc ba tax na loolu jàpp nañ ne moo gën a tax tey xëy na ñu may ñu suñu aafiya que ñuy def suñu liggéey comme niñ ko war a def. waaye liberté foog ñu relativiser xëy na. ndax du rek ci wàllu jël yóbbu police mbaa gendarmerie mbaa yóbbu kaso ci journalistes yi. am na yeneen xeetu jàngat yu ñu mën def ci liberté ci moom bopp gi journaliste war a moom boppam. ci ni entreprise lam toro ka moom entreprise ba. ak itam wàllu koom-koom gi. ni nguur gi waroon dugalee loxoom jàppale leen itam. loolu mën naa gàllankoor moom bopp gi journaliste war a moom boppam. waaw Babacar loolu d'accord naa ci ak yow bu baax a baax te boo xoolee ñun suñu problème sax man parfois ay ree daf may jàpp dama naan ñun Sénégal amuñu problème mu liberté de la presse c'est-à-dire que ñun li ñu war a revendiquer au contraire parce qu'on sent que on a confisqué par exemple nos libertés syndicales man c'est ça mon souci tey boo xoolee Sénégal maanaam lu tax nga wax lool. non boo xoolee tey lu tax ma wax loolu El Hadj Ndiogou mooy que rédaction tey yu bëri boo fa demee amul journaliste wala technicien bu fa sañ a waxu syndicat ñun Sénégal tey loolu mooy suñu problème ku fi bëgg a jóg pour am syndicat ñun naxasaxal la wala teg la loo xamante ni finalement li ngay mujj def mooy dem gedd dem sa yoon loolu moo am tey suñu rédaction yi boo xoolee pratiquement à 98% des rédactions looloo fa am syndicat moom pratiquement ñi ko fay tudd léegi bëreetul fi ñu toll nii nag loolu mooy xeex bi fii au Sénégal parce que nit ñi quand même di liggéey muy journalistes yi techniciens war nañ xam lan mooy seen àq ak seen yelleef. maanaam borom bërëbu tasum xabaar yi patron de presse yi ñoo fitnaal journalistes yi ñoo leen fitnaal goo xamante ni tey kenn sañul waxu syndicat Sénégal tey problème bi loolu la te ñoom seen bopp ñoom dañoo am syndicat di kaas bu ñu amee lu leen naqari fexe ñu recevoir leen ñu lijjantil leen seen i mbir ñu dem toog seen i kër mais seen kër yi kenn sañu fa waxu syndicat tey problème bi fii au Sénégal tey c'est ça le problème. mais loolu SYNPICS moo ko war a xeex. syndicat bu mag bi nga xamante ne loolu moo ko tax a jóg lu tax mu seetaan loolu ba loolu di am. mu war a mën a jóg ba loolu bañ am non seetaanuñu ko au contraire. SYNPICS xam nga lu mu mën fexe ba kër gu nekk mu am fa section SYNPICS loolu la mën mais SYNPICS buñ taxawalee section ci kër gu ne ñi yore section ba nag xeex bi ñoom ñoo ko war a engagé ci biir rédaction bi mais gis nañ ne bundu xataal gi leen di bundu xataal tax na ba. ñii dañuy bàyyi ñii gedd ñii dem defi leneen loolu mooy problème bi fii au Sénégal parce que tout simplement ñoom xamuñu lañ mooy li ma wax sànq seen àq ak seen yelleef fii nii yaakaar naa ni journalistes yi war nañ saa yu ñu xëyee xool lan moo nekk ci code du travail lan la leen yoon may parce que dafa mel ni xamuñu lan la leen yoon may
wala peut-être xam nañ ko mais dañ naan bon yàlla baax na ndogalu yàlla man dama yaakaar ni nag patron yi dañuy jouer ci ndogalu yàlla googu di leen teg loo xamante ni jullit sax du ko teg moroomam mais malheureusement bu leen ko tegee bon pour la plupart dañ koy nangu dañuy baisser la tête amul problème sëgg bàyyi mu jàll donc moo tax tey li ñuy gis ci rédaction yi mu nekk loo xamante ni mais lu jara naqarlu la. mais loolu tam ñàkk faydum journaliste yi la. mais bu mat sëkk. ñu baal ma nag ci sama confrère yi. mais ñàkk fayda googu nekk ci ñoom man dafa jéggi dayoo dafa jéggi dayoo lu leen teg ñu tegoo ko am na si ñoo xam ne ñi ngi liggéey ci rédaction yi fukki at tey xamuñu sax ba xam lu ñu am caisse de sécurité sociale wala IPRES lijjanti wuñ ko sax balaa ñu koy xam nag ñu dem retraite bu subaa donc loolu actuellement Sénégal loolu mooy suñu problème loolu la ñu war a xeex. te waaye nag bu ñu koy xeex day fekk ne également ñi fi nekk nguur gi jàppale ñu ndax am na ay moyens yoo xam ne ni war na mën a jàppale ne serait-ce que liggéeykat bi tout simplement. ay droit de presse moom xëy na mënees na leen méngale ko ay délinquants yu mag sët man kay li may wax moom je pèse mes mots xam naa ne ci rajo laa nekk mais c'est des délinquants pour la plupart lu leen neex la ñuy def te xam na ni buñ ko defee dara du leen ci fekk léegi da ngay gis ka ku woo liggéeykatam dàq ko ba pare ne la demal tribunal. parce que xam nga ni boo demee tribunal dossier bi dina fa def fukki at wala juróomi at ñoom nag ci loolu la ñuy abusé wu kan mooy juróomi at ne dem tribunal di yéeg a wàcc di topp loo xamante ni danga naan non kii naa ko bàyyeeg yàlla dem liggéeyi loolu ngay wax ñoom comme xam nañ loolu te ragaluñu yàlla donc il continue à le faire Sénégal tey loolu mooy suñu problème moo tax bu ñuy wax way journée de la liberté de la presse ay def ñuy jàpp parce que ñun fii ñu lu war a wax mooy suñu liberté syndicale yi ñu confisqué au niveau des rédactions wax ji loolu la waaw donc boo leen xoolee d'ailleurs ñaata at a ngi nii SYNPICS deful congrès dafa war a def congrès mais pour mu dem congrès il faut que ñu renouveler section syndicale yi renouveler nañ yëpp ba mu des ñaar xaw ma ñett problème yi fa am mooy kenn sax nangootul ne secrétaire général la candidat la ci section yooyu tout simplement parce que ragal nañ am ay représailles yu dal seen kaw loolu tey mooy problème mu profession bi au Sénégal tey nit ñi war ko jóg xeex ko parce que seen droit la seen xeexin fooy fees jaar mooy li ma wax léegi Babacar xam nga nit boo xamee li la yoon may doo ragal yow xam nga ni lii yoon moo la ko may doo ragal section yi il faut que nit ñi xam non seulement li leen yoon may que nag ñu taxaw jàmbaarloo nan am fulla gu toll ne seen i àq ak seen yelleef ñu jox leen ko yaa xay loolu kay c'est pas compliqué xeex boobu nag la ñuy invité journaliste boobu tamit day fekk ne am na ñu nekk seen gannaaw mu wër na ne am na ñu leen di jàppale ci xeex bi mais tey jii SYNPICS national doo sentir taxawaayam ci yenn problème yi xëy na aussi loolu moo tax gars yi day xaw a ragal ndax danaan bon après dañ lay dàq ak yooyu du mujj fenn doo am ku la xeexal. El Hadj Ndiogou SYNPICS mi ngi def lu mu mën xam nga li mu mën mooy lan sensibiliser d'abord les confrères techniciens tey ñu ci bëri ñu ci am problème SYNPICS mooy jël le problème à bras le corps mooy dem tribunal mooy jël ay avocat di topp dossier bi SYNPICS li mu mën mi ngi koy def de te pour la plupart ñi ngi koy defal ñëpp kenn musu ci am carte SYNPICS bu ñu amee problème rek la ñuy xalaat ne y a un syndicat qui existe mais tant que tout va bien ñi ngi am seen miette yi leen di fay par weer amul problème donc y a pas de souci mais bis bu ñu amee problème suba ñu ne attention y a SYNPICS qui est là commencé di jooy te yow musoo xam carte SYNPICS nu mu mel musoo cotiser lijjantiwoo mbiru syndicat bi mais bis boo amee problème rek après nga ni non wax nga dëgg de yaa SYNPICS kii laa commencé man mënuma toog bis jour bu ma toog te amul journaliste bu ma woo di ma expliquer problème waaye dañ ma dàq parce que dama dem laaj sama salaire ñu def ma lii ainsi de suite boo ko laajtee naka yow est-ce que xam nga siège SYNPICS fu mu nekk mu ne non c'est que xam nga c'est ça le problème ici au Sénégal. maanaam boo xoolee yéenekaay yi ak rajo yeeg télé yi li ñuy xëy di nettali ci ñeneen ci ay jafe-jafe. te ñoom la ëppee. mais Babacar ñun ñoo ëpp naqar fuuf man je me demande sax parfois est-ce que nit ñi xam nañ exactement li journalistes yi di daj tous les jours dans les rédactions pour suba ñu génnee journal wala pour présenter journal comme il le faut est-ce que nit ñi xam nañ exactement lu nit ñi di daj man parfois c'est la question que je me pose. Finalement, je me dis que non, parce que les gens ne savent pas. Bu ñu xamoon conditions yi effectivement lire seen journal moo tax bu ma déggee kuy xas journaliste wala dara dama naan kii il n'a rien compris. Malheureusement, c'est ça le souci au Sénégal. C'est-à-dire que précarité bi taskatu xibaar yi di dundu man dama jàpp ne xëy na man parfois dañ naan mais l'État est complice de cette situation parce que xam nañ difficulté yi am ci rédaction yi xam nañ ko bu baax a baax yàgg nañ leen wax ne leen le minimum
pour un état qui se respecte mooy nga jël ay inspecteurs yi nga xam ne on a une inspection du travail ay inspecteurs yu xarañ ñoo fa nekk mais jël leen ngeen dugal leen ci rédaction yi ñu xool conditions yi ñuy liggéey xool contrat yi nit ñi yor. jéemoon nañ ko fi at mais biñ ko fi jéemee mais Babacar jéemoon nañ ko fi waaye bañ ko fi jéemee gis nañ li fi xew pression lañ teg ci ñoom ministre bi nga xamante ni c'était à l'époque le ministre du travail jëloon engagement yooyu dafa dem ba ci biir mu dellu ginnaaw ñëpp xam nañ nu mu demee pression yi ñu teg ci ñoom finalement ñu bàyyi mu jàll. c'est-à-dire que loolu nag moo doy waar Sénégal tey loolu la ñu war a xeex bu nit ñi demee ci rédaction yi xool yan conditions yi la journalistes yi ak techniciens yi di liggéeyee mais dafa jéggi dayoo da ngay dem ci rédaction boo xam ne benn machine nga fay fekk benn machine nit ñi boo leen laajee seen contrat de travail am na ñoo xam ne ils sont stagiaires am na ñuy dem reportage yi dugg autotransport ainsi de suite c'est-à-dire que vraiment c'est une précarisation organisée des journalistes fii nii réew mi fii loolu moo fi am ñu bëri dañuy tijji organe de presse ñoo gën a xam ne tijji entreprise de presse ak li mu demande ci ay moyens amuñu ko mais dañ koy tijji pour régler seeni problème constituer ce qu'on appelle genre pression boobu ñuy teg ci état bi pour seeni mbir mais lu jëm ci liggéeykat yeeg yooyu kooku yoonam newu ci bu demee ba ñaari at sax bu ko neexee tëj bunt bi dàq ñëpp dem toog defi leneen seen fii looloo fi am. même déjà wàllum payoor yi rek problème la traitement salarial ndax xam nañ ne convention bi régir métier bi bu yàgg la 91 92 boobu ba léegi yéen tamit côté boobu est-ce que tamit SYNPICS loolu waroon na xam ne waroon na ko teg ci table li jënti ko boobu ba léegi yàgg na tam. c'est-à-dire gis nga El Hadj Ndiogou instant yi may wax ak yow ñu ngi négocier ce qu'on appelle le nouveau projet de convention collective des journalistes gis nga bi fi nekk effectivement depuis 91 boobu ba léegi am na sax ñoo xam ne appliqué wuñ ko boo xoolee rédaction yu bëri appliqué wuñ ko. alors que boobu c'est même caduc xam nga loolu yàgg na. ñiy fay 50 000 bëri na trop mais dafa yéeme. mais convention bu bees bi projet bi ñu ngi ciy avancé bu baax a baax te loolu nag war naa ci profiter quand même saluer ñi nga xamante ni ñu ngi ci nekk di liggéey muy convention des jeunes reporters mooy waa APEL ainsi de suite ñu ngi ciy xeex ñi négocier ak état bi ak représentant plénipotentiaire u patron de presse yi ñu ngi ciy avancé bu baax a baax gëm naa ni incha allah balay yàgg dinañ am convention bu bees boobu te convention boobu différence bi muy am ak bële mooy bii bis buñ ko appliqué dafay am ce qu'on appelle un arrêté d'extension maanaam patron de presse yëpp la engagé que ñu nekk ci négociation yi ou pas tout le monde la engagé. te ku ko appliqué wul est-ce que dinañ am sañ-sañu teg lay daan wala xool ñi def ak yow. justement loolu nag mooy défi bi parce que bu fekkee ne état bi dafa nar a jël ce qu'on appelle un arrêté d'extension du ko jël rek ba pare nag di ñu seetaan déedéet da koy jël ba pare teg ay mesures coercitives c'est-à-dire ku ko appliqué wul dañuy dal sa kaw te bu boobaa également foofu la ñuy xamee ne section syndicale yi nekk ci rédaction yi am nañ solo parce que ñoom it bu boobaa il faut que ñu jóg xeex loo xamante ni seen àq la ak seen yelleef du ñu bàyyi ñu jël ay mesures ba pare ñu toog di xool patron bi muy def lu ko neex bu boobaa nag war nañ wax ak ñun am nañ ci rôle bu ñu ciy jouer mais état bi également am na ci rôle bu mag a mag bu ñu ci war a jouer waaw. xam nañ tam daru journaliste yàqu na lool ci liggéeyin wi bokk na ci li ko gën a waral nag mooy site internet yi nga xam ne léegi ku jóg sëriñ su ndaw si sax ku ne am nga sa site internet wala waa joo xam ne daal am nga photo wala loo mënti am nga créer sa site internet di bind mbindin wu la neex di defi faute daal di wàcc sart yi nga xam ne moo tojal métier bi. yëf yi jéggi na dayoo waxtu wi jéggi dayoo woo xam ni. daanaka boy boo sax ku gisati kuy dugg ci journaliste nga ni ko demal seeti leneen. waaw loolu ànd naa ci ak yow Babacar te loolu nekk na loo xamante ni ñun par exemple biñ ko commencé dénoncer du léegi xam nga am na yenn yoo xam ne nii nag ñun xëy na suñu doole eggul foofu am na bànqaas yi nga xamante ni fii ci réew mi war nañ ci mun a def seen liggéey dénoncer lu mel noonu parce que effectivement buñ ko bàyyiwul gis nga prolifération sauvage des sites internet bi ñu gis nii léegi mën na am yeneen conséquences yoo xam ne ñun loolu lépp rek pour wax ne quelque part état bi daf ñu seetaan c'est-à-dire que daf ñu seetaan trop profession bi niñ ko seetaanee moo doy waar. dañ ko bàyyee waa Macky Sall yi moom daanaka defaluñ dara journaliste yi. dañ ko bàyyee ce qu'on appelle des prédateurs c'est-à-dire que ñoo xam ne ni dañuy ñëw pour lijjanti seeni business. loolu moo leen ëppal solo li leen waroon ci politique bi jëm ci suqali entreprise de presse yi. defar loi yi bon code de la presse bi. xëy na léegi décret d'application yi ngeen waaye. booy xayma ci taxawaayu nguuru Macky Sall daal. ci li nga xam ne moo gën a war a mën a ñoŋal métier journaliste ñoom. seen i jéego moom da nga koy lim. waaw xëy na seen jéego da nga koy lim mais au moins mën nañ ne ak ñoom am nañ quelque acquis
xam nga ak ñoom au moins am nañ quelque acquis code de la presse bi ñoom ñoo ko voté te gëm naa ni convention collective bi ñuy waaj a signé. wote wañ loxo. maanaam li nga xam ne journaliste bëggoon nañ mu am ci biir code ba ñu fexe ba simpi ko ca. xëy na suñu préoccupation yu baari jëluñu ko en compte ci code bi mais au moins code bi léegi am na existé na parce que si bu ma delloo ginnaaw code bi projet bi 2005 la woon ak léegi ça fait pratiquement 13 ans ñu topp di ko xeex bis bu ne donc au moins code bi même bu dee dañ ko voté am lu ñu ci simpi mais voté nañ ko quand même. convention bi amagul décret d'application. oui amagul décret d'application mais ñu ngi ciy liggéey ñu ngi ciy liggéey et c'est très avancé. gëm na ni incha allah très bientôt ñu am ay décret d'application yoo xam ne ni dina mën a permettre que mesures yu ñu jël ci loi bi ñu mën ko appliquer. te déjà rek je pense que mesures yooyu bu ñu ko commencé appliquer dinañ commencer def ce qu'on appelle un dépoussiérage maanaam profession bi ñu dindi ci lu bari daal loo xamante ni dafay nësaxal liggéey bi. mooy segg journaliste yi. segg non seulement ku jóg rek ne journaliste nga. ku jóg ne journaliste la yaakaar naa ne loolu léegi xaw ma nu ñu koy waxee léegi loolu rek la leen problème boobu au niveau du code donc ba tax na bis bu ñu ko commencé appliquer daal dina ni yaakaar na ni dina commencé am changement ndax nag. mais loolu dina yomb a defar Ali Fallam ndax patron de presse yi ci boppam au lieu ñu dem jël ay vrais journalistes engagé leen embauché leen dañuy dem jël. keneen koo xam ne ci leneen lay yëngu. di ko fayu tuut. muy taqale liggéey bi. waaw loolu mooy li may wax nii mooy quelque part aussi mooy état bi seetaan bi mu ñu seetaan. parce que ñi fi nekk tey ay patron de presse boo xoolee ñoom ñëpp c'est des opérateurs économiques c'est-à-dire que ñoom du ma ne ay commerçants la man c'est des industriels. c'est des hommes d'affaires. ñooñu lu ñu amee lu leen dugal seen poche moo leen yitteel mais profession bi yitteelu leen. qualité profession bi yitteelu leen xam nga lu leen yitteel suba organe buy taxaw di défendre seeni cause ñuy tëb di yuuxu di dal loolu kese moo leen intéressé état bi nag bu xamee loolu xam ay mesures yu koy saafara te indiwu ci mesure nag bu yàggee ñu ne état bi complice la ci situation te loolu la ñuy dund tey. yaa ngi wax sànq ne bureau bi mandat bi jeex na depuis kon fi mu toll nii mën na ne bureau illégal kañ ngeen di yeesal bureau bi ba nga xam te ne dina am beneen bureau bu bees parce que instant bi mandat jeex na. oui mandat jeex na ci diggante bi waroon nañ ko renouveler kenn renouveler wu ko. te loolu man mii sax man xam ne je suis le porte-parole parfois dama naan mais man kañ laay décharger wu ci bii mission parce que il faut que ñu am congrès boo xamante ni dina mën a tax ñu élire ñeneen parce que gis na ni quand même y a des jeunes yoo xamante ni qui sont très ambitieux kan man xëy na bëggoon naa ko mais jamono juñ toll ni yaakaar naa ni bëggatuma ko déedéet.